xibaar RFM matin mbokk yi jaa ngeen jëf ci ànd beeg ñun tey àllarba yenti fan ci weeru novembre atum 2015 bismillah ci xibaar yi ci wolof ci gàttal Alaaji Njóogu Jéen li ci gën a fës. syndicat administration fiscale fas yéene yëngu-yëngal semaine bii di ñëw ñoom liggéeykat yooyu nekk impôt et domaine di ñaawlu ñàkk yemale gu ñu gis na dafa am seen digganteeg ñi génnee ENA école nationale d' administration. maire yi soob seen loxo ci xeex jàngoroy sida ñoom nag dinañu yaskan wi ci feebar boobu kuréel gi ëmb AMS xatim déggoo ci wàllu woowu ak waa Microsoft. ki yor kàddu gouvernement bi di mettitlu coow li am ci assemblée nationale Seydou Gueye gis na loolu rafetul ci deru assemblée nationale ak tamit deru député yi gëstu tey bi di focus bi jëm ci taxawaayu jigéen ñi ci ay yi sabab li di ndaje buy am tey ñeel résolution 1325 bu ONU jëm ci taxawaayu jigéen ci ay. Bayern Munich Arsenal ñeenteelu journée Ligue des champions ci wàllu football ci Europe tey ci ngoon kon Bayern Munich ak Arsenal di match bi ci gën a fës démb Real du mën a Paris Saint-Germain xabaaru tàggat yaram ca kanam tuuti ak Youssouf Bodian buñ fa jógee dalal Lamine Ba ci dossier bés bi dossier économie fekk ñaar fukki minutes Mamadou Mouhamed Ndiaye ak yéenekaay yi xëy génn ci àllarba ji. njoogu ñu tàmbalee xultu ga nga xam ni moom la ñu nemmeeku ci direction générale des impôts et domaines. liggéeykat ña fa nekk nag fas yéene yëngu-yëngal lu ko dale semaine bi di ñëw takk morsoy xonk ak yeneen ñoom ñooñu nag li ñuy ñaawlu mooy dañoo gis ne ñàkk yemal dafa am seen digganteeg ñi nga xam te ne ñoo génn ENA école nationale d' administration da dañu gis ne ñooñu lañ gën a fulaal gën leen a jox ceetu loolu mënuñu ko nangu Georges Dethié ay ñaxtoo ngi jibee ca impôt et domaine administration fiscale fas yéene sooxe ndax merug liggéeykat yooyee fas yéene wane seeni bopp ndorteelu ay bés gi ñu dëgg ba moo di secrétaire général bu syndicat des travailleurs de l' administration fiscale. dañuy continuer li ñu tàmbale woon mooy port de brassard mais dañ ciy boole présence passive maanaam da ngay xëy toog doo liggéey am na yeneen action yu ñu ciy toppal dina ko wax altine prochaine lañ koy tàmbale. li waral lu ni mel nag liggéeykat yooyu di ñaawlu yenn ci doxalin yi maanaam yemalewuñ liggéeykat ya. dañoo demoon ba gis agent yi xam nga soo yàggee fenn dañoo amoon benn rémunération yi nga xam ne peut-être moom la ñu amoon habitude am rémunération boobu dañoo dem ba ñoom ñu nekk ci kaw naan pour ngeen régler seen problème mun ngeen ay jël ci agent yu bëri mun ngeen presque jël ay prêt indexé ko ci revenu yooyu daanaka lu ñu def li dañoo changé règle de jeu au cours du match ñu jékki-jékki revenu pérenne yooyu gars yi amoon te ñu indexé woon ci seen prêt yi mais ñu daal di koy wàññi drastiquement loolu moo indi coow wante nag coow bi di coowu revenu rek am na beneen coow bu am importance bu ci nekk mooy plan de gestion de carrière da ngay gis un ingénieur di cadastre un ingénieur par exemple informaticien ñu naan ko sa section waroo koo jiite moom mi am bac scientifique doon jàngi def bac plus 5 doon ingénieur ñu naan ko am na ko am par exemple maîtrise droit mbaa lettre mais anaam rek la jaar moo 2 ans la fa def moom moo la war a jiitu ci informatique boobu. mbir mi nag yàgg ñoom nee nañ atta ngi nii liggéeykat yooyee nekk ci administration fiscale taxawaloon seeni yëngu-yëngu fukki fan ak ñeent ci weeru septembre gi ñu weesu tey ñu delloo buum ca boy ga ndax nee nañ dara yënguwul mbir mi sotteegul. Georges Dethié Diop association des maires du Sénégal ñoom ñu taxaw temb ci jële fi jàngoro yi sida ci loolu nag dem xaatim nañ benn déggoo ak waa Microsoft ak tamit ONU sida fukki maire ak juróom ñoom nag nee nañ daal seen kéemtalaay kàttan yéen ko def ci xeex boobule Jomaron moo teewoon ci xew. maire yi Microsoft ak ONU sida joxante loxo ngir xeex sida fii ba atum 2030 ñu am yéene ngir jële ko fii naam loolu du yomb waaye premier ministre dalal na xel yi Mohamed Abdallah Dionne. les 15 maires des villes pilotes. Sénégal expérience bi mu am ci xeexu sida dina kon gën a yokk dooleem fii ba 2020 ñu fexe ba téeméer boo jël kon juróom-ñeent fukk ya di dund ak li nga xam te ni moo di sida danañ am kon statut bu sérologie juróom-ñeent fukk yeneen yi nga xam te ni dépisté nañ leen daañu jot li nga xam te ni moo di wàllu pàcc antirétroviral bu mën a yàgg nga jëlaat yeneen juróom-ñeenti téeméer boo jël dañu nekk ay nit yoo xamante ni danañ mën a am nag li nga xamante ni moo di traitement antiviral am yenn charge virale yoo xamante ni te mu yàgg ñu dindi ko loolee day wane ni kon wàllante bi dana wàññeeku ci diggante doomu aadama yi te loolu nag day bokk rek ci xeex ak sida wàññi ko ci ni mu gën a néewi. À l'enfant. Un tel pari est à notre portée si nous nous donnons les moyens de le gagner. ngir xeex bi gaaw ñi signé déclaration bu Paris tànn nañu lu tollu ci fukki mairie ak juróom fii ci Sénégal Lamine Fati di maire Bounkiling bokk ci ñoom ni sida bi amee doole foofu ca Bounkiling moo tax maire bi ne xeex bi war na tar. boo gisee ñu tànn Bounkiling parce que taux de prévalence
Bounkiling département de Bounkiling dafa élevé 2,7%. xam nañu jaaxal mais boo gisee situation géographique Bounkiling ak li xew Bounkiling mun war nañu comprendre lu tax taux bi mel noonu parce que dañu frontière ak Gambie te Sida amul frontière. Deuxièmement bu département de Bounkiling bari na ay luuma bari na ay cérémonie. ONU-SIDA rafetlu jéego yi nga xamante ne def nañ ko ci Afrique ngir xeex mbirum Sida mu leeral ne ñi am Sida wàññeeku na ndax téeméer boo jël fanweer ak juróom la ñu nemeeku jële ko ca 2000 ba 2014 ñi ci paak ndax ci téeméer boo jël ñeent fukk ak ñaar diggante 2004 ba 2014 moo ci wàññeeku. Jo Maron coow li am gannaaw bi professeur Oumar Sankara génne àdduna nit enquête yi wax ne daal dañ ko sàggane même université sax dañ ko bañoon prolongation maanaam wéy liggéeyam ndax dañ bëggoon ko génne fa mu dëkkoon loolu nag waa rectorat wet nañ ko ba mu set wicc ñoom jiite université yi ci communiqué ñu wax ne nag loolu yëpp dara amu ci ay waxu kese la tax sax nee nañu nag ñoom ñu ngi doon lijjanti mbirum professeur Oumar Sankara ngir nag mu des foofule waaye tamit ci mbirum fa mu dëkk. leneen ci wàllu xibaar jëm ci coow li nga xam ne am na fan yi di ay ilimaan ki nit ñu jàpp ndax nee na dañoo lëkkaloo ak ay terroriste ci mbir moomu nag kii di Souleymane Ndéné Ndiaye nekkoon fii premier ministre moom daal dina ci àddu moom nag rafetlu na taxawaay nguur gi ci mbir moom sàkku na tamit ñu jël bépp matuwaay ngir matal karange askan wi ñu déglu premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye ci micro Moussa Marqué. xam nga réew moom sécurité intérieure il faut moom sécurité au niveau de ses frontières. Je salue d'ailleurs décision bi état jël pour recruter ay milliers de gendarmes ay milliers de militaires d'abord na résorber chômage bi ay militaires yu def armée nationale libérés après leur temps de présence dans l'armée ñu recruter leen comme gendarme c'est une bonne chose ñu recruter leen dans la police c'est une excellente chose. état war na yokk jumtukaay yi nga xam ne mu ngi koy jox police di ko jox gendarmerie di ko jox armée ci li ëpp li may gis état yi bu ñu bëggee surveiller seen frontière anglais di ko wax border dañuy ut ay moyens ay hélicoptères parce que loolu moom parce que Sénégal frontière bi par de ce côté là am na ci zone yoo xam ne nit mënu fa dem ak tànk parce que dafa am ay montagnes bu demee dans la zone de Kédougou nga bu nga jógee Kédougou dem Bakel c'est impossible par la route benn bés dama demoon Bakel ne dama bëgg a jàll Kédougou ma ne est-ce que am na moyen ñu ne ma loolu moom c'est impossible te loolu war na possible ni muy possible mooy compagnie de gendarmerie bi nekk fii Tambacounda ak Kidira général Mamadou Gueye Faye bi yor gendarmerie nationale mu ngi koy xalaat ak général bi yor armée nationale que ni ñu koy xalaat am ay moyens aériens yoo xam ne daf leen permettre ñuy contrôler frontières yi pas frontière bi fii rek mais frontière du Sénégal yëpp. nekkoon Souleymane Ndéné Ndiaye moom njiitu parti bi di UNP di amal ab tournée ca diwaanu Tamba wax ci assemblée nationale xiiro nga yi fa am fan yi loolu nag yor kàddu gouvernement bi daal na koy ñaawlu bu baax a baax moom Seydou Guèye nag xam na ne loolu rafetul ci deru député yi rafetul tamit ci deru assemblée nationale tax muy woo ñëpp ci dal moom Seydou Guèye kon war nañ ko déglu waaye élément bi jàppandiwul mu yëkkati yooyu la kàddu démb ci Médina gannaaw nag bi mu doon jox ak ndimbal ASC yu qualifié demi-finale la juróomi xale yu jigéen ñoom ñu daal di leen di jàpp tey leen garde à vue ca police bu Pikine ñoom ñooñu nag dañ leen fàtte dañ leen fekk nag ci plage bu Hann ñi nag fecc bi ñu woowe bombaas doy waar lool tax nag ñu teg leen loxo ñu fàttali ne ci fan yële ñu weesu jamono yële am na tamit fukk ak ndaw ak benn yoo xam te ne jàppoon nañ leen tamit Diourbel di ay góor ak jigéen ñoom tamit fecc boobu di bombaas la leen jàppe woon. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. yegg seet yéen léegi ci focus bi ñu jagleel ko tey wàllu taxawaayu jigéen ñi ci ay li ko waral nag mooy ndaje boo xam te ne dañ koy amal tey ji fii ci Ndakaaru ñu ci waxtaan nag résolution 1325 bu ONU ñeen nag taxawaayu jigéen ci wàllum jàmm ak karange ci loolu nag ñu nemmeeku ne daal résolution boobu nekk na loo xam te ne lu am solo la ndaxte dafay santaane daal jigéen ñi ñu dugal leen bu baax a baax ci fépp foo xam te ne ay ni am na fa ndaxte gis nañu ne ñoom ñoo ci gën a loru Barthélémy Ngom. résolution boobu la ñu ngi ko adopté woon fanweeri fan ak benn ci weeru octobre ci atum 2000 conseil de sécurité bu Nations Unies maanaam mbootaayu xeet yi moom moo ko adopté woon ci ñeenti junni ak ñaari téeméer ak fukk ak ñetteeli séance am ñi nga xamante ni daf ko jagleeloon ak yelleefu soxna yi wàllu jàmm ak it wàllu kaaraange résolution boobule di résolution junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom dafa jëm rek ci liggéey bi nga xamante ni Nations Unies soobu na ci ngir daal di xoolaat anam yi soxna yi nekkee ci àdduna si bu conflit amee ñu war leen rapatrier wala boog ñu dee déplacé wu loolaa tax
conseil de sécurité bu mbootaayu xeet yi ne njàqare la amee gannaaw toroxal ak fitna gi nga xamante ni dañu koy teg civil yi rawatina soxna yi ak tout tànk yi bu conflit armé amee loolaa tax mu ne ngir lijjante mbir mi résolution bi nga xamante ni jël nañu ko muy junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróomeelu résolution bile lu muy proposé ci état yi nga xamante ni bokk nañu ci mbootaayu xeet yi ngir rek ñu xàllal yoon soxna yi fexe leen boole ci fi ñuy doggalee ñuy mën di nas di nocci ñi ko neneen ni di defee Nations Unies yemu ci ndaxte mu ngi sàkku ci réew yi ngir bu opération maintien de la paix amatee ñu fexe ci dugal jigéen ñi ndaxte jigéen ñi moom wone nañu seen xarañteef ci lijjanti lépp lu nga xamante ni conflit la ci àdduna si loolee nag Nations Unies ne nañ ko def tey sàmmante ak droit international buy saytu wàllu humanitaire ak it droit international bi nga xamante ni mooy saytu ak yelleefu doomu aadama yi ngir jeexal ci résolution boobule Nations Unies daal di ne mboolem ñi nga xamante ne seen loxo dafa takk ci fitnaal ak bunduxataal ak toroxal jigéen ñi ñooñee dañ leen war a topp ba noppi teg ci ñoom daan yi waat. Barthélémy Ngom fii ci Sénégal nemmeeku ne nag ay wa am ca Casamance jigéen ñi nag yéen ci loru bu baax tax sax ñoom ñooñu ñu taxawal ak kuréel gu ñu tuddee plateforme des femmes pour la paix en Casamance di def seen kéemtalaay kattanam ngir jàmm daal di dellusiwaat foofu la ci bët saalumu Sénégal Lamine Ba. fitna bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci bët saalum réew mi jur na loraange bu bëri ci askan bi fi yeewoo ñëpp nag jot nañ ci seen wàll muy mag ñi jigéen ñi wala ndaw ñi waaye nag ñi ci gën a loru daal mooy soxna yi ndaxte ñoom ba léegi ñu ngi nemmeeku ne jafe-jafe yooyu ñu ngi koy dund Fatou Diop Ba moom mooy soxna si nga xam ne dénk nañ ko lépp li aju ci wàllu waxtaan bi ci biir plateforme des femmes pour la paix en Casamance bureau bu Sédhiou. xale jigéen yeeg jigéen ñi ñoom ñoo am ay mettital yoo xam ne ba léegi am na ñoo xamante ne dañu am ay séquelles am nañu aussi problème suuf si femmes yi bëri dañoo perdre seen terre seen rizières yi loolu créé des fois activité économique bi ni mu meloon bu njëkk ba melatu ko parce que rendement bi day faible et puis aussi seen production buñ doon def bu njëkk ba defatuñu ko. at yi ñu weesu nag wooy làkk yu bëri ñu ngay dellu seen i dëkk li fitna bi wàññeeku waral ko waaye soxna yi nga xam ne jëlee nañu ay métit ci fitna bi ñoom ba léegi ñoo ngi koy dund ba tax na ñi nga xam ne waa plateforme des femmes pour la paix en Casamance fas nañ leen ci yéen gunge. femmes yooyu nag yu nekk ci Sédhiou ak Ziguinchor ñoom seen base bi dañuy nekk di prendre en charge di dimbale femmes yeeg xale jigéen yeeg seen yaay yi ñoo xamante ne dañoo am méttital comment naka nañ leen di dimbale dafa am fiche bu ñuy jox fiche bi ay questionnaire ñoo fa nekk léegi victime bi bu ñëwee dafa am nooy wax ak moom ba boromam bu fa jógee sax méttital bi moom dina wàññeeku. gën a dooleel jàppale bi nga xam ne nga koy def soxna yi jot a am méttital ci fitna bi ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ngir jàmm ji mën a dellu si fii si Casamance loolu la ñu ñaan loolu nag li ci jublu mooy gën leen a jàppale ngir ñuy fàtte li nga xam ne mës na leen a dal. Lamine Ba si rajo Futurs Médias. Lamine Ba bokk na ci soxna yooyu loru ci fitna kii di Karine Loubanzadio moom nag doomu Congo Brazzaville dafa mujjee génn réew moom sax daw làqatu ca France gannaaw ay woowu di guerre ba fa amoon ci atum 1998 kon mi nga ca France Alassane Samba Diop jokkoo naa moom ñu déglu seede kooku di Karine Loubanzadio. La femme était une proie idéale. jigéen nekkoon li ñu doon jàpp ngir yàq mbaa tas njaboot li ñu doon siif jigéen yu bëri woon na lool ay nit yi ma jege woon ba ci sax sama biir famille xam nga jigéen ci Afrique lu muy représenté dafa bëri ndax lu ci ëpp moom mooy taxawu njaboot gi man sax dëgg la dundoon naa ay métital waaye amoon naa chance itam ñibbi Brazzaville ci diirug juróom-ñetti weer ñu teg ci benn semaine ma dem France. En fait, de la France une semaine après. Est-ce que ñaawteef yi nga dund yëpp justice daf na liggéeyam. Il n'y a pas eu de. mënuma wax ne dëgg-dëgg justice am na ci wàllu woowu waxtaan bi moom dina wàññeeku. gën a dooleel jàppale bi nga xam ne nga koy def soxna yi jot a am métital ci fitna bi ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ngir jàmm ji mën a dellu si fii si Casamance loolu la ñu ñaan loolu nag li ci jublu mooy gën leen a jàppale ngir ñuy fàtte li nga xam ne mës na leen a dal. Lamine Ba si rajo Futurs Médias. Lamine Ba bokk na ci soxna yooyu loru ci fitna kii di Karine Loubanzadio moom nag doomu Congo Brazzaville dafa mujjee génn réew moom sax daw làqatu ca France gannaaw ay woowu di guerre ba fa amoon ci atum 1998 kon mi nga ca France Alassane Samba Diop jokkoo naa moom ñu déglu seede kooku di Karine Loubanzadio.
La femme était une proie idéale. jigéen nekkoon li ñu doon jàpp ngir yàq mbaa tas njaboot li ñu doon siif jigéen yi bëri woon na lool ay nit yi ma jege woon ba ci sax sama biir famille xam nga jigéen ci Afrique lu muy représenté dafa bëri ndax lu ci ëpp moom mooy taxawu njaboot gi man sax dëgg la dundoon naa ay métital waaye amoon naa chance itam ñibbi Brazzaville ci diirug juróom-ñetti weer ñu teg ci benn semaine ma dem France. En fait, pour la France, une semaine après. Est-ce que ñaawteef yi nga dund yëpp justice def na liggéeyam. Il n'y a pas eu de. mënuma wax ne dëgg-dëgg justice am na ci wàllu woowu waaye nag dañuy jéem rek fàtte loolu. Mais on n'oublie pas totalement. mu nekkoon kii di Karine Lumba Zadio di doomu Congo Brazzaville doon indi seede ci la mu dund ca guerre ba fa amoon Anna Rocha moo doon tekkil ay kàddoom 8h tegal fukki minutes ak ñeent. xibaaru tàggat yaram Youssouf Bodian lañ ci àndal Youssouf ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndiogo di nuyu. wàllum lamb lañ koy dooree ak coow li am ci combat bi nga xam te ne am nañu ko nam mu taxawal di combat Rocky Balboa Bombardier mel ni ay coow am na ci. waaw CNG nag dafa siiwal ab communiqué ngir wax ni moom àndul ci combat boobu ndax ci communiqué boobu nga xamante ne kon suñu naataangoo yu le quotidien ñoo ko siiwal tey CNG nee na du ku mu neex rek ñu jóg naan da ngay bëri ak champion yi nga xamante ne ñoo fi nekk moo taxit kon ñoom nee nañu combat boobu ànduñu ci xam naa ñu ci ñëw ñu gën a yaatoo waaye nag ñu jàpp ni promoteur bi moom fu mu toll nii muy seet ban ville bu Europe mooy accueillir kon combat bu mag boobu diggante Paris ak Genève moom Mansour Aw nee na fi ak suba kon dina xam fan la koy organiser ñu déglu ko ci jokkoom ak Mamadou Fall. dama ne combat bi mën na nekk Suisse mën na nekk France ci le 5 bi wala le 6 ci lañu kale xam lañ koy defee mais pour le moment ñaari dëkk yëpp possible na donc question bi nag mooy France bi ak Suisse bi xam nga yow boo doon choisir rek France ak Suisse ci événement bi tul noonu yow ci préfère France parce que moo ëpp ay africain moo gën a am accès boo jógee Espagne boo jógee beneen dëkk ci calcul boobu lañ nekk mais de moo tax may la ñaari dëkk yëpp possible na mais le 6 laa leen di wax exact xam lañ koy defee bu neexee yàlla combat bi taxaw na wala du taxaw moom loolu moom wax ji jeex la mais peut-être ñu bëggul mu taxaw ñoo koy wax mais combat bi déjà taxaw na mbir yi joxe nañ seen accord def nañ seen avance gisal ngeen ko seen bopp te donc du sax combat bu ñuy gisee ñu ñaan yàlla kay mooy yàlla ba ci kat bi dina egg ak jàmm loolu la ñuy wax waaye ñàkk a taxaw ba léegi koy moom loolu leneen la léegi ñu leen di tontu daal mooy li nekk ci kanam rawul ay te mag ñu toll ñu nekk ci dëkk bi yor ko suñu njaboot dépassé nag di ay promo bu ñu promo dañ koy ci beneen façon mais du ñu kon ci xibaar bu mujj CNG nee na àndul ci combat boobu Ndiogou Dieng. wax ci wàllum football 4e journée bu Ligue européenne des champions Real qualifié na 8e de finale. dëmb Real dafa daan Paris Saint-Germain benn bal ci dara donte sax parisiens yi am nañu occasion yu bëri dañoo mujj encaissé ci erreur d'appréciation bu gardien bi di Kevin Trapp kon Real dem na ci 8e de finale yi Manchester United ñoom dañoo daan CSKA Moscou benn bal ci dara Rooney moo dugal ngir mancunien yi City moom dafa daan Séville benn bal ci ñett Juventus def match nul digganteem ak Mönchengladbach ku nekk dugal sa morom benn but tey ci guddi kon 19h45 la ñuy yeggali 4e journée boobule match bu rëy ñu koy xaarandi diggante Bayern Munich ak Arsenal ndax match aller bi Allemagne dañ leen daanoon fële ci Angleterre ñaari bal ci dara FC Barcelone bate Borisov Chelsea daje ak Dynamo Kiev Lyon Zenit Saint-Pétersbourg lay doon kon El Hadj Ndiogou Dieng. dellu si Sénégal waaye des ba léegi ci wàllum football ak nag Jaraaf de Dakar di waajal championnat bi ñoom ren bëgg nañ gagné ñaari coupe. waaw championnat bi wala coupe du Sénégal ngeen ñu mën a bokk ci compétition africaine yi loolu mooy kon mbébétu vert et blanc yu Jaraaf ñoom yi nga xamante kon nee nañu dugal nañu moyens yi war ngir mën a matal mbébét boobu ñu déglu seen secrétaire général Léonard Diagne. Jaraaf moom ku ko xam-xam nga ne ndam la bëgg donc te ñun suñu lu ñu bëgg mooy dellu Afrique te Sénégal moom muy coupe de compétition boobu boo ko bëggee dellu en Afrique xaw nga demee coupe du Sénégal mbaa nga nekk champion du Sénégal donc dinañ def lépp suñu centralay kàttan incha allah ci kàttanu yàlla pour ñu war a mën a atteindre objectif boobu pour mën a dellu Afrique la ko def tamit mooy coupe de la ligue bi ndax coupe boobu daan na ko daal boobu léegi nangoo buy def ci kër gi donc loolu tamit dinañ ci góorgóorlu ren pour fexe daal lu coupe boobu di ñëwee dugg suñu biir bibliothèque
ndax football nañu ñaari final teg la ñaari final mais booba léegi ñun ñu fexe ba gagné football bi waxtaan nañu ak Alassane Dia ba ci wax moom mu ñëw donc signé na contrat pour ñaari at ci recrutement bi tamit dañu waxtaanee ak entraîneur yi ñu xool ñu fi defoon am ñu ñu bàyyi am ñu ñu téye ñu daal di renforcer équipe bi dem utiwaat yeneen joueurs yoo xam ne am nañu yaakaar ne buñ leen tàggatee ni ñu leen war a tàggat war nañ mën a joxe ren dara daal Jaraaf. Léonard Diagne mooy secrétaire général bu Jaraaf ci Dakar ñoom kon seen championnat dimanche bi lañ koy door fële ca Ndar seen diggante ak Linguère bu Saint-Louis. ñu wax ci Steven Gerrard moom nag mun na am mu ñëwaat Liverpool quotidien anglais bi di The Independent ñoo ko xamle ñoom kon seen équipe di Los Angeles Galaxy dañ ko éliminé ci playoff bu MLS moo taxit ancien joueur Liverpool bi dina toog fii ak janvier du football moo taxit kon coach bi di Jürgen Klopp da ko proposé mu def ay pige maanaam lu mu football lañ koy fay suñu waatee Liverpool ndax dafa am contrat ba pare fële ca Los Angeles Galaxy kon yéen kaay anglais boobu nee na Steven Gerrard sax tey dina ñëw Angleterre foofu ca Londres ngir waxtaanee lii mel El Hadj jaajëf Youssouf. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wér te wóor. way ci xibaar yi ak dossier bi tey di àllarba mu jëm ci wàllum économie di wàllum koom-koom tey ñu waxtaane nag wàllum banque yu ndaw yi ay CMS ak PAMECAS di wax ni Sédhiou ña ca bokk nag gis nañ ne daal ay jafe-jafe yu rëy la leen di jural prix yi cher na rax si doon tamit li leen di dagg bëri na lool dossier Lamine Ba. amee compte ci institution yi nga xam ne mën nga fa denc xaalis wala di ko fa lebee doon na li nga xam ne fii ci diwaanu Sédhiou ñu bëri aadawuñ di ko am na ñi nga xam ne nag jot nañ koo amee ci ginnaaw waaye dañ ko mujj tëj. maa ngi tudd Cheikh Diouf mosoon naa am compte d'épargne mais presque dama ko mujj suspendre quoi. mu ngi xamal li tax mu def lu ni mel. da ngay ñëw pour def prêt ñu naan la indil garantie yoo xam ne mënoo ko indil nit mu garantie la alors que yow boo bëggee confidentialité wala secret ci say mbir du mun a nekk day xaaw yi sutura. moom ba léegi bu ñu sukkandikoo ci ay xalaatam taux de remboursement yi dafa kawe loolu ci prêt yi ba tax na moom sa waratul ubbi li nga xam ne moo di compte ci banque yooyu la. taux yi ñuy utiliser c'est trop élevé taux de remboursement yi da ngay gis ay taux yu garaaw ñu koy imposer quoi ay 18% xam nga affaire yooyu même président des sociétaires de banque ñëw na wax si xam nga ne yenn taux yi loolu c'est de l'escroquerie mais gars yi boobu dafa mel ni ñoom ñoo ëpp gars yi doole daal. lu wuuteeg Cheikh Diouf kii di Moussa Diédhiou moom mu ngi am lu toll si juróom fukki at moom nag am na compte bi nga xam ne ba léegi mu ngi dox waaye nee na lu muy ñaawlu mooy ne banque yi li ñuy jël ci li ñuy duppee frais d'entretien de compte dafay faral di bëri. boo xoolee bu baax loo épargné on dirait que frais d'entretien du dossier boobu frais d'entretien ñi koy compte bi li ñu jël pour toppatoo sa compte bi day jël carrément sa capital bi daf koy réduire carrément daf koy lekk. ñeneen ñi nag lu ñuy ngañ mooy jafe-jafe bu ñuy nemmee ko ngir mën a jot si sa compte saa soo ko bëggee ak nañ ko bëggee mu ngi mel ni ki di Mansour Diallo moom jafe-jafe yooyu lay dund ci banque bu mu amee compte d'épargne bi lépp. boo xoolee ñu ne banque c'est parce que dafa war a jege population bénéficiaires yi donc mooy ses clients dañ ci war a mun a gis seen bopp maanaam sa compte heure boo ko soxlaa boo soxlaa dugg sa compte nga mun ci am dara waaye bu dee nag dañuy dem ba di la limité naan la benn yoon la ñaari yoon la ñetti yoon la man je pense que affaire yi warul demee noonu. ñi nga xam ne ñoom ñooy banque yooyu andi nañu leeral ci yenn jafe-jafe yi nga xam ne nee nañu clients yi yaa ngi koy jànkonteel ci seen i kër yi le kii nag moom benn ndaw la mu ngi jiite li nga xam ne moo di benn banque fii ci diwaanu Sédhiou. bon garantie yi tamit c'est en fonction tamit ci nit ki lu mu soxla xam nga mënoo ne par exemple yaa ngi soxla million te amoo benn garantie il faut nga am dara li nga xam ne lu am doole c'est-à-dire lu lay may quand même ci banque yi ñeme quoi boo ñëwee andiwoo dara am banque yi tam dañuy moytu parce que système bi dafa ñàng donc ñun tam dañuy war a protéger wu. mu ngi xamal it ne banque bu muy jiite fexe na bay wàññi taux yi ñetti at yi nii. il y a plusieurs réformes yu am yoo xam ne gars yi wàññi nañ ko dernière bi c'est en janvier 2015 amaat na wàññeeku na 2014 wàññeeku na 2015 mooy donc au fur et à mesure ñu ngi tendre quoi ñu ngi gën a wàññi quoi. li aju ci wàllu yeneen jafe-jafe yi nga xam ne clients yu banque yëkkati nañ ko fexe nañu ngir am tontu yeneen institution yu fi ne waaye loolu mujjul antu Lamine Ba Sédhiou rajo Futurs Médias.